jërë ngeen jëf mbokk internet sans limite sen.com dal leen ak jàmm ci seen récap du jour nes tuuti rek ñu dégtal leen li gën a fës ci xibaar yi. Coronavirus Sénégal amati na lu toll ci juróom benn fukki cas ak ñeent ci démb bi nag dibéer mu am ab juróom ñeenteelu cas de décès bi ab soxna la buy wuti turu madame Xuma daañu ci ñëw ci lu gën a yaatu. Violation du couvre-feu ab takk der lañu teg loxo ndax da doon dimbali yenn ci ay nit ngir ñuy mën di dem dëkk ak dëkk moyennant le versement d'une commission. Fële ca Mbour lu tollook fukki nit ak ñaar lañu teg loxo ñoom nag ñu ngi jóge fële ca Touba. Affaire 2STV El Hadj Ndiaye dafa taxe kii di caméramanam Abdou Kouyaté ni sàcckatu émission la yaa aw jéy nag itam ñu jiñ ko xesel daañu ci ñëw li gën a yaatu. fële ca Thiès benn jaaykatuk légume moo rek mujj am coronavirus daal di koy wàllu lu tollook juróom benn nit. mbokk internet yi comme ni leen ko digtale ci sommaire beeg li ñuy tàmbali xibaar yi ak mbiri coronavirus fii ci Sénégal tey nag lundi 27 avril 2020 ñu am lu tollook juróom benn fukki cas ak ñeent 50 cas contact suivi 14 cas communautaire fële ca Sangalkam ñu am 2 Touba 6 Thiès benn Rufisque ñaar Sédhiou Mbacké ak Grand Médine bu nekk benn ak benn bu Guéry ak 1 cas grave donc à ce jour ñu am lu tollook ci 736 cas yoo xam ne dañ leen déclaré positif dont 284 yu wér juróom-ñeent maanaam 9 yu ci génn àdduna benn cas bu ñu évacué ak 442 patients sous traitement. ba tey nag ci mbiru coronavirus 11 régions ñoo jot a laale ak feebar bi moyenne d'âge bi nag ñu mën ko compter ci 34 ba 87 ans 14 cas grave la ñu am depuis mbas mi dugg fii ci Sénégal ak moyenne d'âge bi nag mu ngi toll ci 69 ans 9 ci cas grave yooyu ñu mujj ci ñàkk seen bakkan waaye itam 30 districts sanitaires sur 79 ñoo am ay cas plus de 11 000 tests effectués nag depuis mbas mi dugg fi. violation du couvre-feu ab takk der nag la ñu teg loxo ndax da doon dimbali nit ñi ñuy dem dëkk ak dëkk mu mel ni rek déplacement yi nga xamante ne moom la ñu tere woon ci diggante dëkk ak dëkk yi respecté wuñu ko te loolu nag du transporteurs yi kese ñoom ñoo ko ñàkk respecté waaye gis nañ ni rek ab business moom moo am ci transport urbain yi ndax it nag ab gendarme bu nekk ci poste péage Touba moom la ñu teg loxo ndax da doon dimbali ay nit ñuy voyager dëkk ak dëkk moyennant le versement d'une commission. 9e cas bi nga xamante ne moom moo décédé ci mbir Covid 19 bi ab soxna la bu toll ci juróom benn fukki at moom nag madame Xuma lay wuyoo moom nag ba muy dem centre de santé wu Daaru Xuddus fekkoon ne état am daal di grave loolu ba mu yegsee nag médecin wu district sanitaire bi daf ko delloowaat fi nga xamante ne moom mooy centre bu Toscana moom nag ginnaaw ba mu fa yeggee dañ ko mujjee rek transféré waat parce que amul woon fiche de transfert ba mu retourné nag fi nga xamante ne moom mooy Daaru Xuddoos balaa ñu koy renvoyé waat ci centre de traitement wu Touba rek ci la ñàkk bakkanam ci évacuation yi. fële ca Jëndeer ca Pout benn jaaykatuk légume bu doon def ay voyage entre Dakar ak Pout moom moo fa contaminé lu toll ci juróom benn nit ñett ci commune nu Jëndeer ñu nekk nag ay membres de sa famille mujjee na leen wàll ak ñett ñoo xamante ne nii ci village Thior lañu dëkk dont un agent de santé. ñu tolloog nag ci 300 nit la ñu mettre en quarantaine village boobu di Tor nag dañ ko mujjee rek confiné par le comité de gestion des épidémies. force de l'ordre yi nag daal di rek mujj di tere bépp dem ak dëkk ci village boobule. fële ca Mbour lu tolloog fukki nit ak ñaar yu jóge Touba la ñu teg loxo ñaar fukki nit ak juróom ñaar ñu confiné leen ndax dañoo am contact ak ñetti cas communautaire mu mel ni nag Mbour moom mooy lieu de prédilection yi pour ñi nga xamante ne ni Touba la ñu jugee kii di préfet wu Mbour nag di wuy ci turu Mor Talla Tine moom nag mu ngi jël ay matuwaayam yépp ngir xeex li nga xamante ne ni mooy nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy braver les interdictions te moom sax wax nañu ne après prélèvement nit ñooñu noonu dañ leen di déférer puis présenter au procureur.
yeneen aussi ci ay mesures préfet boobu di Mortalla Tine jël na ko te mooy rek tëj ci marché central ak quai de pêche jusqu'à jeudi. lu jëm nag ci wàllug aide alimentaire yi département bu Mbour ñu mu yégal nag jot na lu tollook 1 269 850 tonnes de riz pour le moment. El Hadj Ndiaye nekk patron wu 2STV dafa jiñ ki nga xamante ne moom mooy Amadou Kouyaté nekk caméraman ne dafa rek déposer en cachette ay émissions yoo xamante ne ni moomu ko parce que moom la di caméraman bi li ñu ko embauché war nekk moom mooy muy tourner émission wu Rideau Tribunal ak yeneen reportage ndax bu ñu xoolee bu baax ci yenn film yi turu ki nga xamante ne moom mooy Abdoul Ndiaye moom moo ci feeñ comme concepteur depuis 2013 ba tey nag ci wàllu woowu kii di El Hadj Ndiaye wax na ni Amadou Kouyaté moom musul joxe ab document wala sax signé entre moom ak 2STV pour exploitation wu droit de diffusion wu concept woowile waaye dafa dem fële nga xamante ne moom mooy BSDA en 2016 sans que rek mu yëgal direction wu 2STV ci kàddu nag ki nga xamante ne moom mooy El Hadj Ndiaye liggéey woowile yëpp ki nga xamante ne moom mooy Abdoul Ndiaye moo koy def ci bureau que rek am Kouyaté musul nekk réalisateur de film encore moins de documentaire ab stagiaire la woon nekk bu nga xamante ne dañ ko mujjee embauché comme caméraman moom nag nee na ba tey pareegul ci mafia wu Télé Futurs Médias boobile parce que Amadou Kouyaté moom daf ko jàppee ab sàcc Yaa Awa Dieye tamit mu ne receleuse la kii di Yaa Awa Dieye aussi suite à ce scandale mu def ab communiqué rek ngir expliquer naka la mbir mi demee ci noonu rek la wone ab document buy firndeel ni émission bi nga xamante ne moom mooy célébrité et religion kii di caméraman bi di Amadou Kouyaté moom moo ko rek daal di jox ba tey nag ci wàllu woowu moom Yaa Awa daal di fësal ab enregistrement audio boo xamante ne ni kii di am dafay confirmer ne daf ko jox émission bile ngir mu mun ko utiliser sur n'importe quel support médiatique boo xamante ne moom Yaa Awa mën na fa dem li mu daanelee ay kàddoom rek moom mooy Yaa Awa mooy que ni askanu Sénégal yi yëpp déglu audio boobu le nga xamante ne dafay indi ay leeral ci situation bile. kii di préfet wu Dakar di wuccu Alioune Badara Samb moom nag dafa mujjee woon déplacé wu fële ca Walf TV ngir rek dakkal li nga xamante ne moom mooy émission wu Grand Soir ndax jàpp na ne li nga xamante ne moom mooy mesure yu ñu teg ngir chroniqueurs yi respecté ko dans le cadre du Covid-19 mujjeewuñ ko respecté moom nag li mu bëgg rek mooy képp kuy chroniqueur di toog ci plateau mu sol masque wa ilaa rek mu daal di dakkal émission boobule ndax it nag dafa àndoon ak ay takk der ki nga xamante ni nag moom mooy maître Cheikh Niass nekk administrateur du groupe Walfadjri moom nag li mu wax rek mooy que ni yëgul woon exigence su information woowile waaye nag di wax rek ni mesure yi nga xamante ne moom lay jël il n'est pas question que ñu appliquer ko fi nga xamante ne moom mooy Walfadjri rek parce que gis nañu ci yeneen chaîne de télévision yi surtout la RTS radio télévision sénégalaise benn port de masque foofu noonu gis nañ ko fa ginnaaw loolu nag préfet wu Dakar wax na ni dina def tour des chaînes de télé pour faire respecter mesures yi nga xamante ne ni moom mooy le port de masque sur chaque plateau de télévision. ba tey ci mbiru coronavirus ab marchand ambulant bu jóge woon Touba ñu mu jëli ko nag placé en isolement ci benn hôtel ci Thiès moom moo rek bëggoon na daw moom nag ak yeneen ñaari marchand ambulant la sax yu jóge Touba mu nekk donc ñett ñu amoon interdiction nag dugg fële ci Thiès en fin de semaine ñu mujj leen nag interpellé par les forces de l'ordre ci noonu rek lañ leen mettre en quarantaine ci ab hôtel de la cité du Rail fële ca Thiès kenn ci ñoom nag moom xam naa rek mujjul mën a résister ci tëj bi mu rek daal di rek bëgg a évadé wu à deux reprises ci lieu confinement boobule moom nag takk der yi mujjee nañu ko tegaat loxo ñu mettidaat ko rek en isolement jërë ngeen jëf mbokk internet yi looloo jotoon a ruus ci xibaar yi bëccëg bi ngeen mën a am sama naataango Abdou Ba ci xibaaru guddi gi di leen jox dig daje ëllëg jërë ngeen jëf